voilà mbokki téléspectateurs yu Proxi TV ak téléspectatrices yi ñëwati nañ fii nga xamante ne si mooy Kër Massar Kër Massar nag buñ ko waxee mu doon quartier boo xamante ne si wala commune boo xam ni commune bu mag a mag la nekk ci département bu Pikine bokk ci banlieue bi tey nag ñu ngi ci école bu Mame Dior école Mame Dior nag boo gisee ñu ñëw fi tey pour def fi reportage day wane ni bari nañ quartier yoo xamante ni si bi ko ndox mi nangoo kër ya ca biir quartier ya seeni borom génn nañ bi mu génnee nag ñenn ca ñooña dañu leen a jël indi leen fi nga xamante ni si mooy école bu Mame Dior fii ñu leen indi nag fi lañ leen fas yéene fekk si tey daañu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk l'école bi daañu waxtaan ak famille yi nga xamante ni si ñoo nekk ci biir ndax nekkin wi baax na ndax dund gi jaar na yoon ndax état bi mu ngi leen di jàppale loolu lépp pour ñu xam ko da ngeen ñuy topp ñu yegg ci biir ndax olof dani munaata xam la ca dégg ba moom mooy nuur ba ca bel ba kon topp leen ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ni si moom lañ leen fas yéene indil tey allez-y ñu dem. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi sant kay di la fay di la jaar bi waay. Moumini Traoré. Moumini Traoré. Moumini Traoré fii nga dëkk Kër Massar. waaw fii laa dëkk Kër Massar waaw. depuis kañ nga dëkk Kër Massar. yàgg naa léegi ba def naa fi ay 3 ans waaw. ci Kër Massar ci Kër Massar. ban quartier nga dëkk ci Kër Massar. bon fii laa dëkk Mame Dior cité Mame Dior fii waaw. ndax mën nañu xam lu la indi fii ci l'école bi. waaw li ma fi indi mooy ndox mi moo bëri ba dugg ci biir néeg yeeg salle beeg tout yàq yëpp kenn mënatul dëkk foofu moo tax léegi par la suite directeur kii bi chef de quartier bi boo ci lay ñëw gisee après indi ñu fii quoi xam nga indi ñu fii pour dimbali ñu quoi xam nga waaw. depuis kañ nga fi ñëw. fii def naa fi léegi 3 jours ah je crois 3 jours waaye waaw. yaa ngi njaboot gi. maa ngi njaboot gi yëpp waaw. seen nekkin fii naka la demee ci wàllum lekk wàllum naan wàllum santé naka la demee fii ndax du benn famille du yéen rek yéen a fi nekk yeneen famille ngi fi. waaw non waaw vraiment nice quoi sérieusement waaw jàmm am na quoi nice ku ne yaa ngi dund li ngay dund alhamdulilah vraiment nice quoi moo tax ne fi ñu jigéen nag boobu dafa fees ak ndox voilà waaw. gis nañ tim bu dee ndox mi fii tim kuuru école bi yëpp am na ndox wala par rapport moo fi ngeen jógee. waaw non xam nga fii ci cour bi rek la yem garaawul di nga am espace boo jàllee boo fële kii xanaa duggee mais fële moom douche yeeg lépp am ndox tout si biir ak ci biti si kanam ak ginnaaw lépp ndox la ba ci buntu kër gi lépp fees ndox waaw. ndax fii am na courant ndax dëkkuwaay ñaare nit ki bu dëkkee fenn day soxla courant ak ay toilettes yu normal ndax ñaar yooyu yëpp am na fi. si vraiment am na toilette yu normal ci courant bi itam macha allah waa nice quoi vraiment waaw vraiment ñu ngi sant directeur école bi vraiment di sant aussi chef de quartier bi nga xam ne moo ñu fi indi ak kii bi gardien bi vraiment sant yàlla daal yàlla la ni fay quoi xam nga dañuy ñaan ndimbal rek mais vraiment yàlla ni fay quoi sérieusement. ndimbal loolu nga wax ndax bi ngeen fi nekkee tey am na lenn ndimbal lu leen fi fekk si lu jóge ci autorité administration yi wala ñi nga xamante ne si ñooy waa gouvernement bu Sénégal. waaw bon ñu ngi si kawam quoi mais vraiment parce que bon fan yi démb rek barki démb woo nañ ma expliqué leen li ma yàqule lépp vraiment bon ñu ngi ciy taxaw daal je crois bien. ñan ñoo la woo. bon ñooñu chef de quartier baa mu woo daal ma dem buy ji këram waaw benn bi nag ki ma woo dafa jigéen la nee na ministère la ne quoi ministère la ne xam nga moom woo moom tamit laaj ma wax xool li ma yàqu la foofu après mu ne waat dina ma woowaat waaw démb la ma chef de quartier bi di doog a woo tamit ci ñeneen la xaw ma leen daal moom tam mu laaj ñoo ma expliqué ko waaw. waa mairie ndax ñëw nañ fi boobaak tey. waaw mairie il paraît ñëw nañ fi nag mais fekkuñ ma fi mais soxna si ne ñëw nañ fi waaw xam nga nag waaw vraiment waaw. ndax jot nga ndimbal lu bàyyi ko ci ñoom. non wax dëgg xanaa bon lii fu ñu indi nii quoi vraiment waaw sinon yàlla rek quoi mais. sinon amul beneen ndimbal bu leen ci fekk. non déedéet. lan ngay wax ñu lay seetaan. li ma wax dul ñaan rek saa yi waaw parce que vraiment affaire bi métti na mais on n'y peut rien. comprendre nga vraiment di sant ñu ñuy dimbale aussi quoi parce que am na ñuy dimbale am na ñoo xam ne aussi lu mu bon bu ngoonee ñun di seen boolu lekk may ko xam nga jox ko gars yi xam nga vraiment muñ leen di fay daal vraiment ñu ngi leen di sant xam nga di vraiment tamit di wax tamit bon aussi femme boobu woon ma noonu bon xaw ma ndax si gouvernement bi la nekk wala déet bon depuis loolu déggaat ma ko quoi comme ñu ngi koy déglu quoi xamuñu nag quoi vraiment waaw.
waaw vraiment waaw parce que ñun suñu lépp a yàqu man amatuma éponge soxna si amatul yëre télé yi trois la woon ñaari dee nañu presque lépp yàqu na comprendre samay pigeon yi tamit dee nañu voilà bon su ndogal yàlla c'est vrai du ndogal kenn waaye nag on n'y peut rien daal waaw ku mën dimbale mu dimbale ñu te yàlla képp a tax waaw dëgg yàlla waaw voilà quoi ñu ngay jaay di leen fay vraiment di leen sant yéen tamit quoi yàlla la ni fay wallaahi na ngeen yàlla dolli sutura bu wër barke yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup jërëjëf dina leen yàlla fay bu wér. soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Seynabou. Seynabou nan. Seynabou Diouf. waaw. fi nga dëkk ci Kër Massar. kër Maam Dior. waa quartier Maam Dior. depuis kañ nga fi dëkkoon. non man de rek laa fi dëkk. waaw. ndax mën nga dellusiwaat ci lan moo la indi fii ci école yi. waaw taw bi de moo ñu sonal kër yëpp fees sama kër moom fees na boo fa duggoon tey fii la lay yem waaw délégué quartier bi nag moo ñu indi fii waaw moo ñu indi fii. depuis kañ la leen fi indi woon. dimanche. dimanche ba tey yéen a ngi. waaw. ndax mën nga dellusiwaat ci fii ak xale yu tuuti yi ngeen fi yor ñu gis mu am ndox xale ku ko xam-xam ni day fo day def yu fo xale fii naka ngeen mën a maîtriser xale yi ak dëkkuwaay bi ni mu demee nii. ñàkk pexe rek ñàkk pexe moo ñu fi taxatoo ndax jaboot moom bu génnee këram ñàkk pexe la suñu amoon lu ñu gënal ñu dëkk fi mais nag comme amuñu pexe fii moo tane fee toog fii. gis nañ yéen kase yéen a fi dëkk ngeen fi ak yeneen famille yu bari naka ngeen mbokkee dëkkandoo fi doon ay dëkkandoo fii ci l'école bi coow di jib naka ngeen fi mën a nekkee yéen ñëpp ba. coow moom amul wax dëgg amuñ fi benn problème ndax kenn ku ne yaa ngi sa saal nga toog ak sa njaboot. courant bi fii naka la demee dafa am lu ñu leen ciy laaj wala da ngeen di taal rek gratuit. non laajaguñu dara daal waxuñu dara waaw. bi ngeen fi nekkee tey kan moo leen fiy fekk ci jàppale leen ndax mel na ni génn gi dem liggéeyi sax fi mu toll nii yombatu leen. non kenn jàppale guñu de waxaguñu dara daal. maire bi. maire bi daal waxagul dara. chef de quartier bi leen fi indi. kenn waxagul dara daal ñoo ngi toog di xaar yàlla. amul tim kenn ku leen woo wax ni état bi dina leen jàppale lii wala laa. waaw ñu ngi koy dégg ci tànk nit ñi rek mais gisaguñu dara. kenn mësu laa woo pour non waxaguñu dara de. mbind bi ñu wax ne tim ñu ngi koy bind pour yéen ñi nga xam ne yéen a loru ci mbënd mi kenn bindagul. waaw délégué quartier bind nañu kay. depuis kañ la leen bind. xawoon na yàgg de keroog bi ñu ñëwee fii ci la ñu bind jël suñu numéro téléphone waaw. nekk gi fii ak njaboot gi ndax lu yomb la ku doon def kenn ku nekk ak sa néeg yéen ñëpp ngeen bokk nekkandoo ci benn saal ku ne teg sa matelas. neexul ñàkk pexe la comme li ma la waxee rek ñàkk pexe la. lan ngay wax ñu lay seetaan. ñu may seetaan ku ñu mën a jàppale ci ndox mi bu ñuy dellu suñu kër yi nga jàppale ñu ñoo ngi ci école yi toog mënoo liggéey mënoo def dara ndax mënoo xëy bàyyi fi say doom ci école bi nga dem liggéey ku ñu mën a jàppale daal ñoo ngi ñaan ndimbal ku ñu jàppale daal ñu jël waaw loolu daal ñu bëgg. ñu jàppale Proxi TV mi ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi leen di sant man itam di leen gërëm di leen jaajëf ci ñëw bi di leen sant bu baax di am ci yéen yaakaar itam ba tey di ñaan ndimbal ba tey. Seynabou Diouf waaw merci. bu baax ñu ngi lay nuyu. ñaa ngi leen di fay. tur bi naka la. man Pape Kouma. Pape Kouma. waaye. lan mooy sa mission ci biir l'école bi. école bi man ci bureau APE bi ak comité de gestion bi laa bokk quoi. waaw. depuis ban année. depuis 2010. waaw. tey ñu ñëw fekk fii ay famille yu bari yoo xamante ni si ñàkk nañu seen ay kër ndax ndox mi ñu indi leen fii ci école bi mën nga dellu siwaat ci naka lañ fi ñëwee yan condition condition yi fi ñëwee moom jafe woon na mais délégué de quartier bi ñuy wax Ibrahima Ba ci ndimbalu directeur école bi Ibrahima Cissé bi mu ñëwee approché ñu gis ñu waxal ñu affaire bi xam comme affaire bi moom c'est un phénomène presque national presque ñëpp la laal loolu kenn sañu ko bañ école bi école ñëpp la
bi ñëwee tim ubbil nañ leen classe yi xam nga école bi comme ni mu baree ndox nii chaque année nii lay def nii lay baree ndox tout chaque année nii lay baree ndox bi ñëwee tim bon wan nañ leen ñoom ñu ni carrément fii liñ fi am amuñu ko fañ jóge donc baax na ci ñoom ñu ubbi leen classe yi bale defar électricité bi ndox mi ñëwaat service d'hygiène démb lañ fi jóge pompe nañ ko ndox mi aussi ëppoon na nii benn mouvement bu ñuy wax 4D ci njiital Tafa Mbeng junior ñoo ko doon pompe léegi lañ fi jële pompe bi yóbbu ko ci beneen localité pour wàññi ndox mu fa ne dañ ñëwaat sax àggale ko waaw. ndax ñi nga xam ne ñooy famille yi fi dëkk bi ñu fi dëkkee tey yëg ngeen ci ñoom benn ngiroo ak ngaayoo maanaam benn coow. non wax dëgg yàlla entente parfaite la ñu am amuñu benn problème wax dëgg yàlla saa yi ma fi ñëwee daal jàmm laa fi fekk ba nu may demee jàmm laa fekk ci ñoom wax dëgg yàlla waaw amuñu benn problème. ndimbal li naka la demee ci seen diggante ak ñoom. ndimbal li par rapport à l'état ou bien. bu weesoo yéen l'école bi ngeen leen jox noonu ak directeur bi. waaw ñu ngi xaar ndimbal ci état bi d'ailleurs ñëw nañ fi ba def recensement joxe nañ seen i filiation ak yooyu ñu ngi xaar pour ñu woo leen daal appui état bi ñu ngi koy xaar pour le moment waay. voilà l'école bu toll nii am ci biir luy toll fukki classe ak ñeent fukki classe ak ñaar safurla tey ngeen jël ko jox ko ay famille yoo xamante ni si ñoo fi dëkk njaboot gi nga xam ne ñoo fi doon jàngee maanaam xale yi dañoo jàngul ren wala école dafa tëj. waaw école dafa tëj heureusement affaire bi muy am te fii sax centre la centre gis nga fooy leen le centre d'examen la woon mais ndox mi sax tax na ba dañoo xaajoon ñi fiy defee examen yóbbu leen ci beneen école bu nekk fii ci ginnaaw parce que ñoom ñëpp mu ñëwoon a composé fii gis nga état école bi nde fii centre d'examen la biñ pare yàlla defee mu pare école bi xam nga dafay tëj comme école tijjeegul le temps mbënn mi di jàll xëy na ñaanuñu ko yàlla balaa école tijji xëy na mbënn mi dina jeex ba ñuy delluwaat seeni kër ñu defaraat mën a accueillir élèves yi à la rentrée. voilà mbënn mi dëgg la waaye ku ne xam na ne ci biir àdduna bi yëpp dafa am benn mbas mu fi nekk muñ naan Covid 19 famille yi nga xam ne ñoo fi dëkk naka la ñuy mën a moytandikoo pour bu ñu muccee ci ndox mu bari mi tamit naka ngeen leen mën a sensibiliser ba ñu moytandiku feebar bi. feebar bi moom sensibiliser nañ leen ci am na fële benn kii loolu ñuy raxasoo ak yooyu mi ngi ñu ub fële bu ñu ñëw dañuy raxasu ñoom ñëpp koo ci gis amuñu moyens yu bari mais ñu ngi débrouiller avec les moyens du bord. ñu ngi raxasu ba set bala ñu jógee ci àll bala ñuy dugg dinañ raxasu dinañ respecter distanciation sociale bi ñuy wax ak yooyu pratiquement mbooloo mu bari du fi daje xam nga ñoom ñenn ñi bu ñu xëyee dañuy liggéey apparemment quelques kii rek ñoo fiy des waaw. seen nekkin fii ak yéen benn jafe-jafe amu ci bu mu nee jafe-jafe mooy ndax amul ñeneen ñoo xamante ne si seen kër ndox mi nangu na ko ñu ñëw fi ñoom it di demande pour bëgg fi dëkk si. non amaguñ kii boobu parce que salle bale réservé nañ ko am na ñoo xam ni peut-être buñ bëggee ñëwaat am nañ fi salle boo xam ni kii na yemb na pour loolu pour le moment waaw. lan ngay wax état bu Sénégal ci njàppale. état bi daal ñu ngi koy ñaan ndimbal surtout autorité bi fi nekk le maire xam nga état moom ñi ko fi représenté bari na mais ñun maire lañ mën a waxal mu jël ñu en charge parce que fii du facture ndox du facture courant du gardiennage du dara lu ñu am ci commune bi lu ci nekk ñoo koy lijjanti suñu bopp miir bi ngay gis ñoo ko def ak ay bonne volonté ci quartier bi car ñaan ñu cotiser booleeg li APE bi récupéré ci inscription yi xam nga loolu c'est insignifiant par rapport ak entretien école boo génne woon table tey li fi yàqu ci table kenn xamul naka la toll te loolu xam nga moyen moo koy def élèves yi dañuy toog par 4 par table la ñuy toog loolu xam nga dafay doy waar salle bële am na ci salle yoo xam ne la fi ne ni amul table yu doy dañuy colmater rek li fi nekk xaw nu booy mën a toogee ba loolu daal la ñuy ñaan ci état bi ak ki nga xam ne moo ko fi représenté moom monsieur le maire par ak autorités yi fi nekk ak bonne volonté yi ñu mën a gestu école bi école bi soxla na ndimbal trop soxloon na ko trop boo duggee see rek xool toilette yi nga xool buntu yi soo paree ci loolu may lancer appel jeunes yi fi nekk xaw ma benn mouvement lañ fi yor mais man sentiruma leen ci parce que non seulement bu ñu ko pompalee ba mu dañ ñax mi ñoom bu ñu amoon volonté dajaloo mën nañoo ñëw bàyyoon ko waaw bu ko defee ñii fi nekk seen nekkin mën a gën a ñoŋ parce que gis nga ñax mi ni mu mel nii ay yoo rek lay indi insalubrité rek la fi indi te bu ñu volonté woon mën nañ koo bay ñii nekk fi mais chaque rentrée
AP bi comité de gestion bi dañuy obligé fay pour ñu dindi ñu lee. am na benn kii catholique bu daan ñëw mission catholique bu daan ñëw fi xaw ma kii woowu nu mu tudd ci jàngu bi lañ bokk ñoo ko daan nettoyé depuis des années mais ñetti at yi ñu génn sentiratu ma leen gisatuma leen fi nde ñoom daan nañ ñëw bale raxasal ñu ba mu set wax dëgg yàlla lañ daan def bariwul à part loolu moom gisuma booy moom loolu seen jeunes yi quartier bi moom vraiment appel boobu laa leen di lancé gis nga école bi ni mu mel ak fenêtre yi bu waaye yàq nañ ko lépp fubal nañ fi da ngay dàq ba sonn gis nga état bi ni mu délabré wu gis nga fenêtre yëpp yàq nañ xam nga bal ak fenêtre yi ànduñ fii kenn mënu fee fubal waaw déjà voilà fubal kaay lañ ko bëgg a def boo leen teree ñu am une dent contre yow te yow fekk na booba lu defar nga bëgg parce que école bu yàqoo ñun ñëpp la yàqu fii fi la ñuy formé cadre fi la ñuy formé yor réew mi wala ku ne mën na fay jóge ah alors merci beaucoup yéen ñi ngi leen di sant gis nañ seen liggéey vraiment jërëjëf. voilà maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Modou Mbaye adjoint service technique nekk tamit adjoint chef de village. voilà Modou Mbaye bu ñu bëggee xam rôle am ci fii nga xamante ni si mooy bayal bi nga xam ni fii la ñuy indi bâche yi pour ñi nga xam ne ñoom la mbënd mi dal seen kaw ba ñu war a génn ci seen kër lan la ñu Modou Mbaye di expliquer. waaw di leen nuyu bu baax a baax di leen wax ne bisimilah fii nii mooy fi nga xam ne fi la ñuy indi sinistre yi la moo tax ñu indi fi sinistre yi parce que dañoo am problème seen kër muy problème ndox bi ñëwee fi état jël Sénégal ne nañ def fi benn site pour nit ñi nga xam ne dañoo am ndox moo tax ñu indi fii nii loolu mooy li nga xam moo sabab bi ndox bi. voilà bu ñëw gi fii nga xam ne ay famille ñoo fi ñëw lan moo ci rôle sécurité. waaw sécurité pour ñu am kaaraange parce que foo dajee ay nit te kenn bëgg sa morom fu mu jógee war naa am sécurité rawatina ñoo xam ne xamante wuñu te Sénégal fii nii dafa yàqu parce que dafa bëri ay bandi lu ngi fi kon fa am sécurité fii ci base yi. ndax sécurité bi bëccëg bi rek lañ fiy faral di rek ndax ñëw nañ fi fekk fi police fekk fi waa service d'hygiène fekk fi sous-préfet fekk leen fi yéen tamit nga xam ne tout le temps miin nañ seen kanam lool ci commune bu Kër Massar ndax bëccëg gi rek ngeen fiy faral di nekk wala tous les jours. déedéet parce que sécurité moom amul guddi amul bëccëg gars yi ñu ngi fi man su ma xëyee si 8h fii bala maa jógee fii nii di minuit parce que loolu lañ sant mooy liggéey bi kon képp koo xam ne ñëw na fii nii dañu war a yor kaaraangeem waaye dafa kaaraangeem du assemblée rek ñu ci war a yor kaaraange dafa am kaaraange ba brigade parce que waa brigade dañu war a ñëw monter fii nii pour mu gën a am sécurité parce que civil ak moroom civil rek mënut a yar moroom civilam kon faaw waa brigade dañu war a ñëw fii pour jàpp ci liggéey bi. ndax liggéey bi yomb na fi fekk famille yoo xam ni boo ko ñëw fi ñu jógee ndax famille bu nekk moo fi ñëw ngeen ñëw pour yor seen sécurité ndax loolu dina yomb. waaw liggéey bi man bu dee man yomb na mais ñëpp yëmuñ ji ko ndax li su fekkee dafa jógee këram am problème ñëw fii nii yow même soo amoon loo mën am ci yow ci xatar da nga war a wàcce parce que moom problème moo ko tax mu jóg këram kon waru ñëwaat fi di am problème loolu moo tax bi ñëwee fii nii maire ma naan ak Amidine Gueye ñu liggéey site bi ak équipe bi nga xam ne ni ñoo ànd pour fii nii parce que dañoo bi ñëwee fii nii dañu war ay commission ci site bi ku ne ñun la yaa nangam ñu am jigéen ñoo xam ne dañu leen jël neen jigéen ñi bu gan ñëwee jógee këram bu gan ñëwee jógee këram yéen a koy accueillir yéen a wax ak ñoom ci waxin mu rafet dala koy jàmm salaam masawu coono parce que nit ki mënu jógee këram am problème nga ñëw di ko yóbbu ay problème moo tax ñu jël comité boobu nee na saa bu ñu installé ba gan na ngeen dem ci moom masawu coono dalal ko wan ne ko fii sa kër la bi ñu installé nii tamit dama leen woo ba ñëw ma ne leen fii na ngeen war seen comme seen kër lu ngeen soxla nañu ko wax bu ngeen bëggee bale wax leen dañuy soxla bale parce que maire bu fi ñëw fii maire dafa ñëw pour jàppale leen moo tax maire ñëw fii nii pour ànd ak ñoom ci liggéey bi ànd ak état Sénégal tamit ci liggéey bi moo tax fu ñu saa su ma xëyee dinaa woo oto mbale bi mu ñëw fii nii oto ndox bi dina ñëw fii nii toile bu tilimee dañuy woote moto bi ñëw raxas ko ngir leen ñu bañ am benn problème moo tax ñu jublu ci loolu. kon daal yaa yor sécurité bi yor organisation. waaw lépp li bari man maa yore nit bu ñëw fi sax man maa ko jox baas soo amee génnee man maa topp ci Amidine maa ngi joxe baas yi ne ko kaay dem site bi nga toog nekk jàmm salaam. bokk na ci sécurité taw bi bu tawaatoon tey gis nañ ni lu miir lii mënul téye ndox tey bu tawaatoon ndox mi di doon am waame ni ko olof di waxee naka ngeen di def yéen ñu yor sécurité bi. waaw ñun dañuy ànd ak ñoom bu neexee dañuy ànd ak ñoom bu naqaree dañuy ànd ak ñoom parce que duñ ne bàyyi leen fi
am na bâche yoo xam ne dafay senn mais du yëpp mooy senn parce que am na yoo xam ne duñ senn seulement bu taw dañ fi nekk ak ñoom te am na yeneen si yoo xam ne mooy fii ne fii ne orphelinat bi mais dama wax ne ma léegi su fekkee ne fii dafa fees ñu jël bâtiment bi ñu def fee sinistre yi ngir ñu am nekk ci kaaraange gu mucc ayib. maire baa ngi fi ñëw wala gëj na fi. non maire mi ngi fiy ñëw parce que dem mu ngi woon assemblée mais fii la jëm si nii ci liggéey bi fii la jëm si nii. dina fi ñëw tey. waaw dina ñëw tey bu neex yàlla. gis nañ nga rangale say baas ci sa salle fii moom salle bi laa ko tuddee looy bëgg a def ak banc yi looy bëgg a def. waaw fii nii dañ ko jox benn sinistre dañ ko àbb ndax dañuy am kilifa yu ñëw fii nii ñun ko nañ àbb fii nii moom bu ñëwee mu nekk fii nii xam ni mu tàngee mu li sinistre yi li ñuy sentir mu sentir ko seulement sax xam nañ ko bil fii nii tuuti mu am ngelaw waaye dama ne woon nañ ko bàyyi ci sàngoor yi mu xam li ñu nekk fii li ñu daj. gis nañ sinistre yi amuñu ventilo te salle bi nga ibbil kilifa gi am na ventilo. waaw gis am nañu ventilateur fii nii ventilateur bi fii la nekk parce que dañuy jël bi ñu ñi ki ñëw dañuy jël ay ventilateur jox leen boo duggee salle yu bëri am nañu ventilateur kii moom ventilateur bi ki nekk fii moom ventilateur bi moom moo fi nekk waaw. maa ngi leen sant baax waaye yéen di leen sant di leen gërëm parce que chaque jour bu ñu amee problème da ngeen taxaw ci suñu kanam ak suñu ginnaaw kon nag ñu ngi sant baax a baax yàlla yokk leen kàttan leen parce que man ñu ne yéen ñoo far yéen maire bi ak yéen ñoo far ñu leen sant baax di leen gërëm merci bu jërëjëf. suñu beneen yaay ci reportage bi yaay ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu wér. tur bi naka la. man Fatou Dioum laa tudd. waaw Fatou. fi nga dëkk Kër Massar. waaw fi laa dëkk Daaray Kamil. waaw quartier Mamadou Mbeng waaw quartier man yàgg naa fi depuis 2000 maa ngi fi dëkk ba léegi sama sët yi fa la ñu juddoo 2002 sama sët yi fa la ñu juddoo waaw ndax li xew ren muy waame bi nga xam ne moo nangu kër yi mas naa am foofu. ma ne ko amoon na fi de waaye mësta mel nii moom ren moo ëpp na dayo moom wax dëgg yàlla ndax ba mu doon am bokkuma ci waaye ren moom dama cee bokk bu baax waaw maa ngi soog a génn sama néeg yëpp a fees. ndax mën nga dellusiwaat ci li la indi fii. li ma indi fii man damaa toog keroog muy taw bu ci taw bale ci aju sa samedi bale ca kaw ni ma toogee rek sama doom yi ne ma yaay mun a ndox maa ngi ñëw ci biir néeg yi ma ne ko ndox maa ngi ñëw ci biir néeg bi ndeke boobu mat laa yaa ngi fees ñu daal di jóg bi ñu jógee rek ci laa gis sama néeg yëpp daal di fees bi néeg yi feesee noonu ma daal di jaaxle ci jaboot bi ma jaaxle fekk sama dëkkandoo yi ñoom ñëpp fees nañu ci laa jóg noonu. boobu ba léegi ñu nekk ci tàng nekk ci ngacc ci mag ne sama njaboot yi nekk ci ba yàgg ci laa jóg dem ci chef de quartier bi Mamadou Mbeng bi ma ñëwee tombé gouvernement bi daal te mu jóg na ñoom tam ñu def seen liggéey bi ñu jëwee fii parce que ñi fi jiitu ñun ñii la ndax boobu sonn nañu bi ñu dikkee tam ñu daal ñuy jox néeg ci la ñu toog fii booba léegi waaw. yéen ban jour ngeen leen indi fii. man tey am naa fi 3 fan waaw tey waaw dimanche laa fi ñëw tey bu ma fanaanee tey am 4 fan. waaw bi ngeen fi ñëwee ak tey nekkin bi maanaam ku ne dëkkuwaay na toilette ku ne dëkkuwaay na wér-gi-yaram nekkin bi naka la demee bi ngeen fi ñëwee ak tey. ñuy sant yàlla rek di sant ñi ñu fi fekk ndax man nañ laa yónnee te doo defee niñ la waxee waaye ñoom seen niñ fi nekkee ñoom mu ngi mel ni ñun ñoo leen jur ci suñu biir bi tax ñoo leen jur ndax nit ñu yërëmee ak nit ñuy jàppalee suñu ndékk manqué wul suñu añ manqué wul suñu reer manqué wul toilette yaa ngi nii douche yaa ngi nii yëpp ngi nii caabi yi maa ko yoroon kii ñoo dend kër moo yoroon caabi góor ñi yëpp daal fii moom manqué wuñu oto ndox baa ngi taxaw oto mbalit bi fi ñuy fajoo ngi nii fii dara manqué wu fi ñun moom wax dëgg yàlla ñuy sant yàlla di leen sant xam naa te leen a yónni waaye li leen yónni mat na macha allah ndax man depuis ma ñëw ba léegi sax dellu ma sama kër sama sët yaa ngi naan ma dangaa leer man loolu moom wax dëgg yàlla maa ngi dégg sama sët naam da nga fi amee yaram loolu. ñu gis bâche yeeg ni mu tàngee xam naa guddi géet nii lay demee. ndax am na courant pour ventilo ak lëndamaay bi. fii dara manqué wut am nañu ay matelas am nañu courant am nañu ay ventilo am na sànq yaa ngi fi basang yaa ngi fi dañ ñoo jox ba jox ñu ay bidon yu ndox fii manqué wuñu dara daal ñun daal man fi mu nekk jooyu ñu dara xanaa kay di wax daal ñu gën ñoo jàppale gën ñoo dimbale ndax ni ki bu fekkee amoo doole ba ñëw di wuti wàllu moom luñ la dimbale rek da ngay wax nañ la gën a dimbale waaye fii moom manqué wuñu dara xiifuñu maruñu lekkuñu fi lu naqarit. ku ne sécurité ku ne banlieue na sécurité ndax kër gi nga dëkk sax des fois nit ñi dañ fay dugg di def naka su dul noonu sàkkantuma la kii fanaan ci baas sécurité bi fii naka la demee. xanaa nelaw ba yeewu rek yandoor fi mu ne samay biddanti wax dëgg yàlla fii damay biddanti sécurité bi mat na lépp mat la ñëpp a ngi taxaw képp xam nga mun maa lim ndax jànguma
képp ku bokk ci loi bi ak ku nekk du service d'hygiène du kenn andi nañ fu ñuy raxasoo andi nañu lépp fii dara manqué wut paan yaa nga ne saabu yaa ngi nii lépp ngi taxaw eau de Javel dara manqué pompe nañ suñu néeg yi dara manqué dégguma la damaa leer kay jeexal na wax ku leer moom manqué woo dara. ndax maire bi mi ngi fi ñëw. ñoom ñëpp ngi fi maire yaa ngi fi ñëw chef de quartier yaa ngi fi ñëw ñëpp ngi fi ñëw ndax fii ku fi dugg kilifa la fi dugal. lu may wax ñu may seetaan xanaa di sant rek ñu gën ñoo dimbale gën ñoo jàppale ndax amuñu doole néew doole moo tax ñu ñëw fii waaye ñu booleel macha allah dara manqué wut nañu ñëpp dimbale ñun tàllal nañu yàlla ak yonent bi loxo tàllal ñëpp loxo ku ñu mën a jàppale ñu jël xeebuñu dara macha allah di leen sant yéen itam yal na liggéey bi barkeel waaw loolu rek. voilà ñu ngi taxaw ak suñu beneen papa boo xam ne ba tey moom it ndox mi dafa nangu këram mu ñëw fii dëkk fii comme ni ko suñu yaay ji waxee léegi papa ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Mamadou Ba dëkk Daaray Kamilu quartier Daaray Kamilu quartier Daaray Kamilu quartier Mamadou Lamine Mbengue mooy chef de quartier bi ñun nag lu ñu indi fii dañoo nekkoon ci jafe-jafe bu métti. jafe-jafe bi nag yàlla moo ko indi def ko indee ci ndox nangu suñu kër wax dëgg yàlla fan yu ni nekk foofu ñun ñëpp bagage yi aw tànk yi yëpp yàqu na ci picc ak feebar. ñaata at nga dëkk Daaray Kamil. Daaray Kamil dëkk naa foofu 2003. ndax lu mel nii mas nga ko dund. non comme bii ndox bii nii musuma ko dund yàlla xam ne musuma ko dund. te nag dund bu mu dundee foofu métti na loolu yàlla def na ne awa état bi def na ci waru golam wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee fii man kay du dëkkin fii laay tiit lu muy tiit kay ndax dinaa amaat dëkkin bu mel nii mais fii bu ñu ñëwee fii ba léegi tabaarikàlla macha allah. kañ ngeen fi ñëw. dañu ñëwoon fii dimanche guddi la ñëw fii fekk mënu suñu nekk fale. ndox moo ñu kii foofu mu ñu tuñu nekk foofu ñun man toog na presque une semaine julliwuma parce que amoo fooy lal ba sax nga julli suñu bagage suñu yëpp yàqu yàlla def na nag aw maire bi yónnee fi ñu naan la ñëw leen fii maire bi yónnee ma fi du ma tudd tuur parce que am na benn maire boo xam ne bu dekk suñu kii suñu Abdou Ndoye moo ñu woo fi ñu naan ñëw leen fii ci kii bi ci bassin bi man nag tiitoon na parce que dañu ne kii bi mbaar yi lu ne mu ngi foofu benn waa ji mu nee ma bul wax loolu demal mais bu mu ñëwee moo ëpp sama kër lu mu dekkoon foofu lu mu am fii amu woon loolu sama kër. ndax am ngeen ndimbal bu bàyyi ko ci état bi wala mairie bu Kër Massar bu bokkul ak ñu indi leen rek dëkkal leen fii. bien sûr xam nga ndimbal bi mooy lan man xam naa waa mairie yi mooy jigéen yi mooy góor yi di ñëw di ñu nemmeeku même bu ñu jokkul dërëm sax secondement ñu ngi jokkal añ ñu ngi jokkal reer ñu ngi jokkal lépp loolu rek doy na sek. xaalis bi état bi génnee muy 7 milliards yoo xam ne yéen a ko moom dañ leen ko war a jox te ministre bi tàmbali séddale bi ndax woo nañ leen wala bind nañ leen. waaw en tout cas xaw ma ndax ndimbal boobu la mais ñu ngi recensé bind suñu tur bind suñu numéro téléphone. woo nañ leen. non actuellement woowuñu d'abord waaw. depuis bi ngeen fi ñëwee ba tey woowuñu leen benn yoon. non woowuñu si affaire xaalis déedéet woowuñu affaire xaalis. mais bind nañ seen ay tur. bind nañ suñu tur jël suñu numéro téléphone waaw. foofu rek nañ yem ak yéen. foofu lañ yemee ak ñun. ndimbal boobu ndax yéen a ngi koy xaar. ah. ndimbal boobu ndax yéen a ngi koy xaar. waaw en fait ñun moom lu ñu si gën a soxloon mooy génnee ndox bi ñëw fii dëkk bu rafet aw mu jënteel fii ñu amaat même su amul lu ëpp li ñu amaat lu toll na nii parce que nii rek yaakaar naa du continuer waaw ndimbal bi moom baax na loolu mais après moom la ñu xalaat ne nañu dimbale ci loolu pour suñu demee ñu jëli suñu kër wala ñu am feneen foo xam ne daal awa fu gën a kii mais fii moom tabaarikalla macha allah. lan ngay wax état bu Sénégal bi lay seetaan. état Sénégal wax dëgg yàlla xam nga yonent bi sax moo ñu gën ñun ñëpp ñu ngi koy ŋaññi cinquante doomi aadama comprendre lu waxee kon état bi amul dara même bu dul ndox bi sax def na lu dul lii lu ëpp lii avant lii ñëw lii nag ñëw na nag képp koo xam ne daal su amoon ci ndox koo xam ne daal awa mu wuyu si ko mu wuyu si dafa woowu koo xam ne daal mu nekk si ndox ku si ñëwul nag moom la mais ñun ñi ñëw man gis na ci ne yoo xam ne daal ndimbal bu baax a baax
baax a baax. comme yaa yor caabi toilette yi léeg-léeg du ñu am voilà léeg-léeg du ñu am xëccoo maa war a dem ci toilette beeg yaa war a dem comme ay famille yu bari ñoo fi daje. non bu ñëwee fi bu léegi loolu amul bu mu ñëwee man bu mu yoree caabi bi képp ku soxla rek damay départage caabi yi sax ma nekk douche mu ngi ni douche mu ngi ni douche mu ngi ni douche mag dëgg yàlla aw douche yi sax doy na sëkk ak barke amul benn problème dem na sax bu ñuy dindi caabi yi sax ñu ubbi ñu ubbi caabi yi ku lu nekk après mu kii commencé na déborder sax parce que xale yi yenn saa yi après day dugg foofu di kii waaw ñun kay actuellement nii aw coono tuuti luñ ci dat mooy naaj bi amuñu baara fu ñu kii naaj bi moom dafa xaw a tàng te am na yoo xam ne daal mbaar yoo xam ne daal amuñu ko courant d'abord waaw loolu rek lañu kii bu dul loolu ñu ngi sant yàlla sant leen sant état bi sant gouvernement Macky Sall sant président sant les maires surtout les maires équipe maire parce que nemmeeku bii rek moo am solo dañu nemmeeku billahi wallahi taala dañu masawu ci coono def lépp di ñu nagtaan di dindi suñu problème salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf. voilà mbokki téléspectateurs yi ñu ngi toog ak Ousmane Thiombane di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram moom mooy ki nga xamante ni si moo couvrir zone bi ñu nekkee moo tax tey bi ñu ñëwee fii nga xam ni mooy secteur bi ñu dalal nit ñi nga xam ne ndox mi dafa nangu seen i kër fekk ko fi moom it muy faj ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu fas yéene seq ak moom laaj ak tontu waxtaan bu gàtt rek Ousmane ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di nuyu seen téléspectateur waa Proxi TV ak askanu Kër Massar bi ak askanu Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu di masaw de passage ñi nga xam ni natt bi dal na seen kaw. bu ñu bëggee xam dëgg-dëgg kan mooy Ousmane Thiombane lan nga ñuy wax. waaw Ousmane Thiombane benn jeune la boo xam ni mu ngi juddoo fii Pikine màggee fii jàngee Pikine plus particulièrement Guinaw Rail Sud mu demee ba màgg am ay diplôme am si wàllu santé yàlla dogal ñu affecté ko district sanitaire bu Kër Massar ma nekk si hôpital bu mag bi nekk naa fa 2 at jàpp 3 at après ñu affecté ma si Parcelles Assainies yi nga xam ne moo nekk Kër Massar ma nekk fa infirmier chef de poste di zone bi nga xam ne bokk na si zone bu gën a yaatu si Kër Massar si wàllu population ak si wàllu superficie par rapport ak zone de responsabilité poste bon ma occupé nag comme nekk chef de poste bi foofu tout ce qui est politique sanitaire bu état bi si zone bi fii man maa koy piloté sous la supervision ou bien sous la tutelle du médecin chef du district sanitaire de Kër Massar waaw si wàll bi may yëngu daal côté santé daal loolu laa ci mën a si tënk daal loolu laa ci mën a wax ñi pour le moment. voilà ci tënk ñu ngi nuyu bu baax docteur Bouna Ndiaye bu Kër Massar Ousmane fii ñu ñëw fekk ñi nga xam ne ñooy ñi ndox mi nangu seen kër ñu féete fii di fi yendu di fi fanaan nga nekk fi ak ñoom da ngay def comme ñoom wala di fi yendu di fi fanaan wala da nga am équipe boo fi teg. waaw man damay yendu fii ba nga xam ni heure wàcc jot na 17h jàpp 18h am beneen équipe boo xam ne si sama man maay seen kilifa ñoom aussi ñoo fi nekk fanaan ak ñoom fii parce que bëgguñu am rupture de service comme ni ko tubaab di waxee suñ xëyee ñun ak ñoom a fi nekk yendandoo fi ku feebar ñu xool la fanaan fi aussi tamit ak ñoom si digg guddi ku feebar dikkal aussi ñu xool la mais bien avant loolu nag ñoom ba ñuy ñëw avant ngay ñëw famille bu installé woo rek dañoo am benn base de données dañ lay enregistré si ordinateur bi membre famille bi yëpp ku si nekk avant ngay dugg dañ lay xool ba pare d'abord sooy dugg ñu xam lan ak kan nga ñaata at nga am ban feebar nga indaale wala indaale woo su dee indaale woo ñu xam ni indaale woo bu dee indaale ñu xam ko yooyu yëpp dañ koy defal la testu sibiru bi yëpp dañ koy def balaa ngay dugg si boo dugg see ba installé nag xëy na feebar dikkal la fi mais ñaanuñu ko suñu borom bu la feebar dikkal la ñu xool la faj la mais avant ngay dugg bien avant ça dañ lay xool ba pare famille nag bu fi ñëw waaw ñun dañuy yendoog ñoom fii fanaanoog ñoom fii comme ñun rek comme ni ñu fiy fanaane ñun noonu la ñuy fanaanee fii parce que dañoo am tante comme ñoom voilà. ñi fi ñëw ci famille yi mën nañu xam ñaata nañ toll comme ku fi ñëw def ngeen ak moom testé nu njaboot gi toll. waaw pour le moment parce que ñu ngi gën di ñëw yi ba léegi jeexagul jusqu'à présent gaa yaa ngi ñëw mais fi ñu toll ni tembe fii ñu wax ñu ngi am 180 personnes ñoo fi nekk 180 personnes sur 27 familles 27 familles mooy ñi nga xam ne dañoo jóge seen kër ñëw fii te ni ñuy nekkee woon ci seen kër yu njëkk yi nga xam ndox bi moo ko nangu du bokk ak ni ñuy nekkee fii dañuy dajaloo ci benn tente pour benn famille léeg-léeg sax ñu boole ñaari famille ak benn tente wante pour le moment 180 personnes mooy téeméer ak juróom-ñetti fukk waaw ak 27 familles mooy ñaar fukki njaboot ak juróom ñaar ñoo fi nekk pour le moment
actuellement ni am na ñu toog ne la di xaar mais ñooñu ñu ngi defar waa Croix-Rouge ñu ngi defar tente si beneen boor ba fële si beneen bayal foofu aussi bu tente yi pare dañuy dem reloger ñooñu foofu mais pour le moment ñi nga xam ne recasé nañ leen ba pare 27 familles la ak 180 personnes. voilà bi ñëwee fekk nañu lal yi benn malade tëdd ci ndax malade yi ñiy faju dafa bëriwul feebar bi daf fi bëriwul wala yéen a farlu lool ci paj mi. waaw bon xam nga koo gis mu tëdd cela veut dire que moom peut-être que dafa laaj mu tëdd tuuti noppalu ñu xool ko buñ ko mënee bàyyiwaat mu delluwaat ci këram mu dellu buñ ko fekkee dañ ko war a évacuer ñu évacuer ko ci hôpital district bu mag bi maanaam ci niveau supérieur mais chaque jour depuis suba ak léegi recevoir nañu fi plus de 30 wala 40 personnes mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñi seen tànk dañoo am ay war-waraan ñi seen tànk day metti ñi seen ndigg ñi seen bopp ñi tension ñi manqué nelaw ñu ngi faj daal dañuy ñëw consulter leen ñu delluwaat ci seen tente waaw noonu lay demee quoi mais bu laajee nag ñu tëddal la fi quelques minutes nga reposer après ñu nga door a dellu ci sa tente comme farlu bi ngay wax aussi farlu boobu moom am na fi parce que ñun indi nañ suñu équipe bu doy ak matériel bu doy médicament aussi yu doy lépp matul mais médicament bu doy su ko defee ñu mën a prendre en charge ñi nga xam ne ñoo fi feebar te nekk ci biir camp bi fii. suñ doon laaj dañuy wax ne yan feebar moo fi gën a fës fii nga xam ne fi nga nekk ak seen série yi. waaw feebar bi gën a fës nag mooy feebar ñoom ci seen tànk yi dafa am ay war-waraan ak ay góom genre arbis voilà ñoo ci ëpp daanaka mag ñi sax dañ koy am bu njëkkoon xale yi ñoo ko daan am mais ñii ni mag ñi ñoo sax dañ koy am góom war-waraan yu demee noonu te loolu ça peut s'expliquer parce que ñoom dañoo jugee ci zone bu am dafa am dañ daan xuus di dem di ñëw di jël seen bagage yi di dem di ñëw loolu ñuy nekkee ci ndox mi noonu ak seen tànk yi mooy expliquer lu tax ñu am ay war-waraan moo bu weesoo loolu xale yu ndawaan yi ay problème mu sëqat la ñuy am mag ñi problème mu tànk yuy metti te loolu yëpp mën nañ ko expliquer scientifiquement li ko waral mais pour le moment yooyu feebar yooyu lañ fi gisagul mais nag ñoo ngi maanaam ñu ngi fagaru parce que xam nañu dajaloo yu mel nii day am yeneen feebar yu muy indi yu ci mel ni ay biir bu daw yu ci mel ni ay sëqat yu ci mel ni ay paludisme yooyu ñu ngi ciy fagaru bu baax a baax pour loolu bañ a bari fii wala bañ leen a dal parce que lu ci mel ni moustiquaire jox nañ leen ñoom ñëpp képp ku ñëw dinañ la recenser jox la moustiquaire pour booy tëdd guddi nga tëdd ci pour sibbiru bañ la dal yooyu aussi ñu ngi leen di sensibiliser ci wàllu set seen loxo yi ak seen njaboot yi ñoom nañuy set parce que pour biir bu daw yooyu bañ leen a dal loolu moom ñu ngi koy fagaru mais pour le moment feebar yi ma la limal sànq mooy tànk yi am war-waraan ak ay góom ak yooyu ñoo fi bëreegu ak yuy metti ak ndigg gi yooyu pour xale yi saxat. yaakaar naa fii tamit ku ne moment bi ñu toll muy moment nawet na tàngaay ku ne tàngaay na sibiru wax nga ko sànq yéen a ngi koy bàyyi xel ndax di ngeen fi bëri ñu fi ñëw ñoo xamante ni si dinañ jàmbat bopp yu métteeg yu demee noonu ndax wax nga sànq ni tey rek recevoir ngeen lu ëpp 30 et quelques personnes ndax chaque jour noonu lay demee. waaw chaque jour noonu lay demee parce que tey moo nekk suñu 3e jour bu ñu fi nekk bañ ko kiyee ba léegi bopp yi métti bari na fi parce que fii dafa tàng déjà dafa tàng environnement bu ñu dund période bu ñu nekk dafa tàng nga ñëwaat fii aussi ñu def la ci ay tentes yoo xam ni c'est pas du ñu wax ni parce que moo fi sës mais tàng na quand même dafa tàng jër loolu rek day metti bopp guddi boo tëddee nelawloo nga am insomnie sa bopp day metti ñooñu moom dañuy lu ñu fiy ñëw seen bopp day metti bari na daanaka ku fi ñëw presque sax di nga indi beneen jàngoro mais di nga waxaale ni sama bopp day metti loolu moom am na ak tàngoor beeg yooyu daal voilà. matuwaay yi ngeen di fajee ndax doy na fi sëkk garab yeeg yu ni mel. waaw garab yu bari ñu ngi fi yu bari yëpp nag matul mais garab yu essentiel yi ñu ngi fi parce que même hôpital yi nga xam ne ñooy hôpital yu mag yi sax léeg-léeg nga bind mu dem pharmacie dem jëndi si biti kon cela veut dire que fii aussi noonu lay demee rek mais essentiel yi ñu ngi fi lépp luy faj bopp yi métti garabu tension garabu biir bu daw garabu vitamine C garabu ndigg buy métti garab yi ñuy defee ay pansement yëpp ñu ngi fi daanaka yëpp ñu ngi fi amul benn presque bu si manqué yi nga xam ne daal ñoo fi manqué mooy quelques médicaments spécialité te yooyu dañ la koy bindal nga dem jëndi ko pharmacie officine privée yi mais nag bu dee wàllu yi dañ leen koy jox gratuitement traitement bi fii faj beeg lépp c'est gratuit du ñu fay dara muy médicament muy soin lépp duñ ko fay parce que condition situation yi ñu nekk la quoi voilà. seen diggante ak ministère bi ci ginnaaw bi nga ñëwee ci ministère yi te bokkuloon ci loo xamante ni si bàyyi woon ngeen ko xel mun na am dafa tëb dal ci seen kaw ndax ak njàppale am na ci seen diggante ak ministre de la santé.
waaw xam nga situation yi mel nii parfois doo ko prévoir comme lu si mel ni nawet bi indi ay taa ndoxam doo ne lii mooy am mais su suñuy planification chaque fois dañuy prévoir situation de crise à chaque fois d'ailleurs même ñu ngi si benn contexte boo xam ne contexte coronavirus la après xëy na dinaa si ñëw gën a expliquer par rapport ak yooyu état bi préparé woon na situation de crise yu demee noonu njàppale bi ngay wax ñun dañoo am hiérarchie man poste de santé laa yor poste de santé bi dafa jokk ci district bi dafa jokk ci région médicale bi jokk ci ministère de la santé kon nag su ma demee ba district bi jox na ma ay médicaments médecin chef docteur Bouna Ndiaye jox na ma médicaments yu doy sax ñëw na fi ñëwaat fi tey sax bëggoon na fi ñëw mais dafa am ay gan yu ay tubaab ay espagnol yu mu recevoir moo tax jaaru fi mais depuis 3 jours yëpp mu ngi ñëw fii jox nañu médicaments yu doy dafay ñëw di xool loolu rek jàppale la. kon cela veut dire que mën nañu wax ni ministère bi mu ngi ñuy jàppale ministère de la santé mu ngi ñuy jàppale parce que médicaments yooyu mu jox daf ko joxe pour ñi nga xam ne sinistré yi nga xam ñoo fi nekk te loolu mun nañ jàpp ni alalu ministère bi la alalu état bi la alalu sénégalais yi la ñoo ko moom ñun ñëpp c'est l'argent du contribuable comme que am na ay suñu mbokk yoo xam ne dañoo nattu il faut ñu jox leen ko gratuitement. voilà tudd nga ko sànq muy li nga xam ne moo daj àdduna bi yëpp muy mbas mi di Covid 19 ñu gën ko xam ci coronavirus ñu doon wax ni day bañ dajaloo ñu gis ni benn lee lu mat 27 familles dajaloo fa comme ni nga ko waxee léegi 180 personnes di fi yeewoo ndax loolu dina yomb ci yéen ci liggéey bi. waaw du yomb moom quand même wax dëgg yàlla parce que xam nga nit ñu yàgg nañ gis ay mbooloo mais mbooloo mu dajaleendoo nga leen di fajandoo te duñu bouger duñu ñibbi dañuy toog fenn. C'est très rare situation exceptionnelle mooy tax nga am ko coronavirus bi nga xam day bañ dajaloo ñëpp nangu nañ ko ñëpp dañ koy nangu mais bu situation exceptionnelle ñëwee da ngay xam ne situation d'exception moo ñëw ñii seen kër yi mu taax amuñu fu ñu leen suñu leen bàyyoon foofu lu raw sax coronavirus mun na leen dal yokkuwaat ak coronavirus yeneen problème ñu génnee leen foofu au moins pour amoindrir les problèmes moo gën. moo tax ñu indi leen lii parce que ay sinistré lañ ñu dajale leen fii dëgg la dinañ dajaloo mais aussi dinañ leen wax loo xam ni boo dajaloo boo ko defee xëy na mun na laa dimbali ba coronavirus boobu du la dal. ndax ñu ngi koy respecté. waaw ñu ngi wax ñun te chaque fois ñu ngi dugg si cette tente yi di leen wax ni di leen sol seen masque yi di leen le maximum sorante leen déjà ñun ñu fi nekk si biir tente bu ñu neexee kii toog ñi ñu waxtaan. te du yàq dara si suñu nekkin ñu ngi chaque matin dinañ dugg si ku nekk ne la takk leen masque yi te sore woo leen raxasu leen bu nga loo leen mënti def toog quelques minutes raxasu leen xale yi di leen raxas seen loxo bu ñu demee si toilette yi bu ñu génnee raxas leen seen loxo sensibilisation boobu ñu ngi koy def léegi nag plus sensibilisation boobu aussi ñun dañuy nekk en alerte par rapport ak signes yi nga xam ni mooy signe coronavirus ku ko am pour bu nga nekk suspect bu ñu la xoolee xam ni suspect nga ñu jaarale la fu ñu la war a jaarale pour mun la aar ñeneen ñi nga xam ni ñoom nga nekkal fii voilà. ndax bi ngeen fi nekk léegi amagul ngeen kenn koo xamante ni si signe coronavirus feeñ na ci moom. waaw bon xam nga coronavirus dafa bari ay signes yi bari na lool mais amaguñ koo xam ne typiquement définition de cas bi amaguñ koo xam ni jox nañu définition de cas bi mais signe bu si mel ni fièvre yaram bu tàng nga xam ni nit ñi dañ koy am nañ ñu koy am. mais bu ñu poussé interrogatoire bi pousse enquête bi def quelques tests lu mel ni TDR ak yeneen dinañ xam ni bokkul ak coronavirus parce que yaram bu tàng la rek bu isolé parce que coronavirus doo yem si yaram bu tàng kese il faut nga si wër yeneen yi nga xam pour lépp dajaloo ñun mun la wax ni kii cas suspect la yooyu moom amaguñu ko waaw dëgg yàlla. docteur ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi leen di jaajëfal di leen remercier aussi si ñëw bi ngeen ñëw fii dina permettre sénégalais yi nga xam ni ñu ngi feneen un peu partout si Sénégal ak si bitim réew xam ni am na seen i mbokk sénégalais yu fi nekk si ay jafe-jafe pour ñu jàpp si solidarité parce que ñëpp xam nañu Sénégal réewu solidarité la ñu ñëw jàpp si état bi mu ngi jéem mais aussi am na loo xam ne tamit population bi ñoo indi seen contribution pour mu mun a sotti jàppale nag du côté xaalis kese lépp lu ñu leen mën a jàppale pour ñeen seen bien-être soxla nañ ko jeunes yi nekk si quartier yi ASC yi nañu ñëw fii di dimbali fii si wàllum set bi si wàllum sécurité bi ak si wàllum yëkkati beeg teg bi defar bâche yeeg yooyu pour au moins ñu xam ni ñi suñuy mbokk sénégalais dañoo nekk si ay difficultés ñu ñëw di leen dimbali amaana suba ñun mun nañ seen nekk ñoom ñu ñëw dimbali su loolu lay tëjee waxtaan di sant di gërëm nag ñi nga xam ne ñoom laa nekkal fi mooy agent yi sama waa poste élément yi nga xam ñoo fi nekk ak waa Croix-Rouge
waa mairie Kër Massar aussi ñoom ñoo yor organisation bi fii tout ce qui est cuisine defar bâche yeeg yooyu lépp ñoom ñoo ko yore organisation bi daal ñoo ko yore waa Croix-Rouge aussi ñoom tentes yi ñoom ñoo koy defar ñoom aussi dañuy ñu jàpp ci secourisme bi sama personnel de kii bi yëpp maa ngi leen di sant di leen remercier di remercier aussi le district sanitaire de Kër Massar en son nom monsieur docteur Bouna Ndiaye mu jàllale remerciement yi ci kaw ak ci état bi ak ñëpp gaal parce que ñoo bokk liggéey bi voilà yéen aussi maa ngi leen di sant di leen gërëm voilà. voilà mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek tey dañoo xëy si woon fi nga xamante ne si mooy fi ñu indi sinistre yi ci bayal bi nga xam ni moo nekk arrêt 54 bi yaakaar naa gis ngeen bâche yi gis ngeen tamit image yi nga xam ni moom nañu fi jël ginnaaw bu ñu jógee fële ci l'école yi juróomi famille yi nga xam ni ñoom tamit ñi ngi foofu yaakaar naa dégg ngeen li nga xam ne moom la docteur wax ci taxawaay bu am solo bi kon mbokk yi lii rek lañ leen indilaatoon tey nii rek nañ koy defee saa su ne niñ koy faral di waxee Proxi TV télé bi la jege di la wan sa bopp jaa ngeen jëf. Tout le monde, en commençant par le ministre, et on lui dit, on l'accueille bien et on est très content pour l'accueillir aujourd'hui. Donc en disant aussi salutations au ministre, au gouverneur, préfet, le sous-préfet et honorable député maire et toutes les personnes qui sont là en train de nous écouter. Donc si on veut faire une présentation aujourd'hui de la situation, on a 271 personnes qui se réveillent ici dans le camp. On a 179 enfants
qui se réveillent dans le camp aussi. Et on a 27 familles qui sont ici. C'est la situation exactement de ce camp depuis 5 jours. Aujourd'hui, ce camp-là est composé par des groupes. On a créé des commissions, commission santé, commission d'accueil, commission sécurité et commission entretien. Et c'est des gens qui sont là pratiquement jusqu'à 23 h, à part la commission santé, sécurité qui veille ici et qui dort et qui se réveille ici. Et la commission santé aussi est là. Il y a une ambulance qui se gare là et l'ambulance est là à la disposition des gens qui sont là. Le matin, le programme, c'est qu'à 6 h, on prépare le petit déjeuner. À midi, 1 h, il y a le repas de midi et le soir aussi, on le fait. Et la situation actuelle, c'est que le camp, il est plein. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre personne parce que tout simplement, on est au complet. On est en train de monter un deuxième camp et ce camp-là, actuellement, on est à 10 tentes qu'on a déjà montées et peut-être d'ici ce soir, on va finir. Donc la situation aujourd'hui, ici, dans ce cas-là, c'est exactement ça. On est à unité 11 et arrêt 54. Donc cette situation, actuellement, c'est ça. Donc c'est des gens qui veillent sur la population qui est là, parce qu'on sait que c'est des sinistrés, on sait que c'est des gens qui viennent de loin, c'est des gens qui sont dans des difficultés, et on est obligé de les accueillir. L'honorable député maire nous a demandé de les accueillir comme il faut, et l'État du Sénégal nous demande aussi de les accueillir, et heureusement que c'est des gens qui sont accueillants, qui sont là, qui accueillent les familles, qui essayent de les mettre dans de très bonnes conditions. C'est difficile, parce que quand je dis de très bonnes conditions, c'est difficile de quitter sa maison, de quitter son appartement pour venir dans ces conditions-là. Mais on essaye de faire ce qu'on peut. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire que les gens qui sont là sont satisfaits. Si vous avez des questions. may wax rek ginnaaw bu ma nuyoo ministre ak gouverneur ak préfet sous-préfet ak ñi ministre bi àndal ak délégué de quartier imam conseil municipaux yi fi nekk ak population bi fi nekk ak secrétaire général ministre de l'intérieur mi doog a ñëw maa ngi koy doog gi saaxo donc ñi ngi wax rek monsieur le ministre ne kontaan nañu tey li nga fi ñëw di lancer ci Kër Massar les cash transfert ndax xëy na Kër Massar ñun ñoo nekk commune bi nga xam ne tey jii ñun ñoo ëpp inondation au niveau de la région de Dakar mais tamit inondation boobu ñun ñëpp xam nañ ne ren taw yi nga xam ne moom moo am moo bokkul ak taw yi nga xam ne moom moo daan am loolu moo tax tey inondation bi demee nii mais aussi tamit inondation bi fa mu am tamit aussi foofu ay zone la yoo xam ne ñun gis nañ ne ay zone yoo xam ne amul assainissement amul canalisation amul dara léegi nag ñun bëgg nañu président de la république canalisation yi nga xam ne tey def nañ ko muy projet ñu indi ko muy phase 1 ñu réaliser ko feñ ko réaliser gis nañ ne foofu tey amul benn ndox ci Kër Massar ak lu ndox bari ndox mi yëpp canaliser nañ ko drainer ko yóbbu ko géej bi yokk ci ay tali carreau ay éclairage solaire espace de jeu ay parking sportif lépp mais yeneen côté yooyu nga xam ne amul nag tey moom la ndox mi ñëw te foofu ne nañ phase 2 ak phase 3 ma fara dem léegi nag ñun li ñuy ñaan président de la république rek mooy bu nawet bi jeexee phase 2 boobu ak 3 bi mu accélérer ko ndax ñun gis nañ ne projet day régler problème mu inondation fii ci Kër Massar du tee nag ñu sant président gërëm ko bu baax a baax ndax ñun gis nañ ne saa yu ñu nekkee ci problème président de la république dana jóg président bu jege askanam la président bu yërëm askanam la dana jël la mu am taxawu askan bi ba ñu génn ci problème yooyu ñu nekk kon ñu ngi ñaanaat aussi ne li ñu am ci sinistré ñun li ñu recensé mairie bi 2401 familles la ñu recensé gum te am na sax ñoo xam ne balaa ñuy àgg si ñoom fekk nañ leen ñu dem ci seen i kër mbokk nekkuñu fa mais dafa am ñoo xam ne dañoo des ci seen biir kër yi ne ñoom duñu génn ñi am étage si suuf dafa fees ñu ngi ci kaw génnuñu te ndox mi pollué na nanguwuñ ñëw fii te fii même bu ñu fi ñëwoon xajuñu fi ndax gis nga ko 25 familles ñoo fi nekk fees na ñi ngi defaraat beneen camp fële boo xam ne defagum nañ fa 10 tentes boo paree mu jël 10 familles donc kon loolu problème la boo xam ne président de la république na ko yëg mu jéem a xool loolu yan mesure la ciy jël ba nga xam ne ñooñu bañ nañ génn seen kër di dund ci biir ndox ma bañ a génn nekk foofu ak ñi nga xam ne tey ñi ngi fii
bëgg a ñëw fii te amuñu fi place ndaxte fii tente yi fees na donc vraiment loolu rek laa bëggoon a wax di sant nag ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci ndax agent mairie bi maa ngi leen di sant ONAS di sant les sapeurs pompiers di sant nag préfet sous préfet ñoom daanaka sax léegi dafa mel ni Kër Massar mooy préfecture bi mooy sous préfecture mooy lépp ndax saa yu ñu xëyee fi la ñuy nekk ba guddi ñu doog a dellu ñuy àndandoo di xool rek nan la ñuy def rek ba mën a soulager population bi nga xam ne ñoom ñoo nekk si jafe-jafe yi kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la yóbbante suñu sant ak ngërmande ci président waaye tamit di la yóbbante si nga xam ne moom la ñuy ñaan président de la république pour que Kër Massar lii muy dund nii mu bañ koo dundati at yi di ñëw ci kanam jërë ngeen jëf. tey jii bu ñu jotee bi affaire bi amee ñun ñooy Banque mondiale la ñuy représenté ci benn projet bu ñu tuddee projet d'appui philosocio daanaka 2,5 milliards wu état bi fa lañ ko jëlee donc bu ñu jëlee affaire bi ñun ñoo ko war a def dañoo jël suñuy ay enquêteurs sur la base des listes yi nga xam ne ni moom la gouverneur ak préfet yi joxe ñu jël leen yóbbu leen ci le terrain ñu dem enquête pour confirmer les listes fournies par les gouverneurs et les autorités administratives. Donc ces listes-là ont été validées et les personnes qui sont effectivement nga xam ne nii ayant droit lañ ont été indemnisées et aujourd'hui nous sommes en train de commencer à faire les indemnisations. fan yi ñu nekk nii ñu nga commencé def indemnisation yi ku nekk ñu jox la li nga war donc montant yi dina nekk entre 100 000 ak 200 000 en fonction de si naka la mbënd bi la jàppee ki nga xam ne nii partiellement la wala totalement tamit du bokk ni ñu leen di jàppale koo xam ne que këram dañ koo nangu définitivement ndox mi da koo nangu kooku la ñuy jox 200 000 ki nga xam ne nii ndox mi nangu na tuuti rek te dépense yi mu ci naa def na tëbëdi ñu jox ko 100 000 mën naa am aussi fekk ne yow inondé woo daanaka kon su boobaa dina jox dara. ginnaaw bu ñu sante suñu borom julli ci Rasulullah maa ngi yëkkati kaddu ci turu président de la République d'abord du nuyu gouverneur bi nga xam ni la région de Dakar bu mandal fii fekk si fii le préfet du département de Pikine fekk si aussi sous-préfet ak l'honorable député maire de Kër Massar ànd ak délégation générale à la protection sociale ak tous mes collaborateurs yi nga xam ne ñoo nekk au niveau du ministère du développement communautaire ñëw fekk si fii askanu Kër Massar di leen massawu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci teeru bi nga xam ni teer nañu délégation bi ma àndal encore une fois di leen massawu ci li nga xam ni moo leen dal mais aussi dal dëkk yu bëri yu nekk Sénégal moo tax président yabal ma ànd ak secrétaire général bu ministère de l'intérieur moom mu ñëw ci turu ministre de l'intérieur ñëw fii ci ndigalu président de la République pour lancer opération yi nga xam ni moom la ñu ndimbal bi en partie indi mu ñuy wax opération cash transfert mooy maanaam jagleel ñu nga xam ni ñoom la mbir mi laal ay enveloppe diggante 100 000 francs ak 200 000 francs CFA koppar yooyu nag su ngeen dégloo temps yi passé président de la République ba mbir yi amee nga xam ni ay jafe-jafe la mu nekk ay taw exceptionnel dal Sénégal mu indi ñu mu laal président dafa génne enveloppe bu 10 milliards de francs CFA enveloppe 10 milliards de francs CFA boobu ñu ne 7 milliards yi am na fu ñuy dugg waaye yeneen 7 milliards yi day nekk accompagnement social accompagnement boobu nag cash transfert bi ci la bokk maanaam jënd ay aussi produits phytosanitaires ci la bokk mais aussi ay vivres ci lañ bokk xëy na sax enveloppe 3 milliards boobu mën na am mu yokku parce que tout simplement bu fekkee maanaam les sinistrés bu ñu leen enregistré ñu tollu nen enveloppe bi dana ajusté wu pour mën a répondre à ce que le président wax pour ñu jàppale ko askan bi donc enveloppe boobu nag li ñuy joxe tey ku fi wax léegi wax na ko léegi maanaam dafa nekk koppar yoo xam ni ñu ngi ko jëlee ci li ñuy wax le programme d'appui aux filets sociaux
bi nga xam ni Banque mondiale mooy accompagner Sénégal xaalis kopparu Sénégal la mais Banque mondiale moo koy accompagner ñu leen di gërëm bu baax di leen sant ci taxawaay boo nga xam ni Banque mondiale am na ko di accompagner l'État du Sénégal ñëpp xam nañ ni bu mbir yi amee première opération buy am mooy fexe ba sauver population yi rawale leen aar leen loolu moo indi maanaam site bii nga xam ni peut-être doyagul mais am ñu fi nekk bu ñu sécuriser population yi ba pare ñuy def liggéey pompage maanaam délivrer gox yi ndox mi mën faa jóge opération de pompage yooyu actuellement les services de l'État moo xam ni sapeurs-pompiers la les forces de sécurité et de défense ñi ngi ci ànd ak les populations pour maanaam évacuer ndox yooyu nga xam ni moo nangu kër yi nangu quartier yi nangu gox yi présentement loolu moo am fii ci Kër Massar ak yeneen gox ci Sénégal yoo xam ne am na fa après nag mu am les travaux structurants parce que xam nañ ni gox yu bëri ci Sénégal xëy na am na problème assainissement parce que dara moo c'est comme si dara moo fi nekkul woon état bi def na lu bëri loolu moo tax mu génn woon lu ñuy wax le programme décennal de lutte contre les inondations doté ko d'une enveloppe prévisionnelle de 764 milliards de francs CFA environ ci wàllum assainissement yaakaar naa ni jéego yu bëri état bi def na ko ci te gëm naa ni sax maanaam composante assainissement lu ci état waroon def raw na lu ñu prévoir woon parce que assainissement jàpp leen ni ONAS day def assainissement APIX day def assainissement AGEROUTE day def assainissement Promoville day def assainissement ADM aussi day def assainissement ku ci nekk am na koppar yoo xam depuis 2012 ba léegi dugal na ko ci assainissement loolu fan yi néew di ngeen gis peut-être ku mel ne ministre de l'eau dana ci ñëw dellu siwaat wax nit ñi lu état bi def ci assainissement depuis ba fi président Macky Sall ñëwee ba léegi di wax ne fépp fu assainissement am te état bi def ko amul pépp ndox boo xam ne toog na fa après 2 heures ou 3 heures temps yee maire yee passé ñëw naa fii ci Kër Massar man sam bopp ànd ak monsieur le maire Moustapha Mbengue ñu réceptionné ay ouvrages yi nga xam ni Promoville moo ko def te foofu ouvrage yooyu jaar man gëm naa ni ndox amu fa waaye lu bëri des na loolu des moo tax peut-être mu am fii ak yeneen gox foo xam ne ndox maa ngi fa ñëw na fa mais état bi dana jógaat maanaam def ay investissement structurant yu wóor pour que pareille situation dootul amati donc loolu dama bëggoon leeral mbir moomu la pour que ñu xam ne état bi dafa jóg pour taxawal askanam nekkal asanam dëkk nag kenn mënu ko tabax ci benn fan te catastrophe naturelle loo mënti def catastrophe naturelle bu ñëwee yaakaar naa ni day génn prévision yëpp te loolu moo am li fi daanu ci taw ren gii yaakaar naa ni gëj na fee daanu boo demee ci expert daañu la ko mën a wax donc loolu mooy indi mbënd mi am te en tout cas dañuy sant suñu borom ba nga xam ni xëy na mënoon na gën a métti nii waaye yàlla def na méttiwul nii donc ñuy gërëm maanaam askan yi nga xam ne les sinistrés bi nga xam ne ñu ngi gàddee seen dignité gàddee seen ngor te seen diine pour dékku lii te loolu maa ngi leen di jottali maanaam en tout cas niyoo président de la république ak mën a bokk ak yéen en solidarité situation bi nga xam ni moom ngeen nekk. ñaata lañ tollagum ñoom sinistré yi nga xam ne recensé ngeen leen. xam nga mbir yi bu amee recensement day xaw a bu mat day xaw a jafe dañ ko tàmbali ñun gëm nañ ni mën na sax egg à l'échelle nationale entre 10 000 ak 15 000 familles sinistrées mais liggéey la boo xam ni il faut que mu jaar yoon administration territoriale mi ngi ci ànd ak maanaam les opérateurs sociaux ànd ak les relais communautaires et même la population toute l'administration territoriale dafa mobiliser wu pour recenser les victimes parce que victimes yi aussi il faut ñu catégoriser leen bu leen catégoriser ba pare donc ci lay gën a yomb te ndimbal bu neexee yàlla ni ñu ko tàmbalee daañu ko continuer ba ñi nga xam ne ñëpp la mbir mi dal seen kaw te ñu nekk ay sinistré maanaam ndimbali état bi fekk si leen dal seen kaw bu neexee yàlla. la séddale gi war a jeex ci yaakaar. non nu mu pour ñoon nu mu gënee gaaw mu gën pour askan bi aussi nu mu gënee gaaw mu gën tey jii yaakaar naa ne avancé nañu lu bëri au niveau de la région de Dakar xëy na dans la semaine daañu consolider lu ci des et que opérateur économique gis ngeen ni par exemple opérateur de transfert bi muy nekk mun Orange Money
ñu ngi commencé joxe xaalis bi tey jii boo gisee ci ay portal yu bëri ñi jot nañu 100 000 francs ñi jot nañu 200 000 francs donc les équipes duñu noppalu ko dañuy continuer di liggéey ba nga xam ni enregistré nañu tous les sinistrés ñoom ñu soog a arrêté parce que bu ñu arrêté rek dugal ko ci système bi bu ñu ko dugalee système rek koppari daanu ci portable bi donc loolu moom am présentement nii. Monsieur le ministre, une question à wolof d'abord. ku ñu désigné comme étant chef de village site bi. nee na site bi fees na concrètement yan disposition la état bi nar a jël pour saafara lii ni mel. non ak site bu fees kay wutaat benn moo ci nekk moo ci topp actuellement wax na ko ñu ngi wutaat beneen site parce que état bi loolu mooy liggéeyam fexe ba aar population yi teg leen dans des conditions yoo xam ni daañu ci mën a nekk te duñu am benn jafe-jafe donc autant de sites qu'il faut pour recaser les populations en attendant que ñuy mën a nangu ndox bi ñu seen kër yi ñu mën cee dellu soit état bi dana ci taxaw te moom lay def mu neexee yàlla